أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد Ba Abdoulaye na ngay tey naka daaw bi macha allah lan nga gën a soññu sama bopp macha allah soññu mbokk yi rek ñu gën cee taxaw macha allah macha allah yéeg rek sama zaar yi xaw nañ cee sàgg soñu mbokk yi macha allah dimbali ko borom ci loolu ñaan ko yombal macha allah macha allah loo mbokk yi fan lañ jëm ni dañoo dem di ziyaaraat benn cheikh Oustaz Mor Kébé incha allah ban oustaz Oustaz Mor Kébé lañu ziyaare macha allah macha allah wa Sénégal macha allah ba pare war a dem foofu nii directement incha allah macha allah macha allah donc yéen da ngeen di ziyaare seen i borom xam-xam waaw dañ leen di seet si dem si ñoom donc gaaral leen liggéey bi nga xam ne ñu ngi si ñu koy jéem a taxawee liggéey boo xam ne la dañ ko war a teg ci sunna daal di si yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu nag dafa laaj dégg borom xam-xam yi déglu seen dénkaane macha allah déglu jënde ki nga xam ne ñoom ñu ngi koy defal macha allah ñu ngi koy wax ci mbir mi man see jëriñoo daal bañ a nekk loo xam ne dafay dem di tegu si loo xam ne nekk xam-xam daal macha allah ndax daa war a laaj xam-xam te loolu foog ñu jege borom xam-xam yi incha allah ñaan borom xam ba ñu ñaan borom yombalal ñu loolu noonu dafa ñu taw fiq incha allah macha allah barakallahu fiikum yàlla fay leen yiw الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ala kulli xaal maa ngi leen di dalal di kontaan bu baax ci ziyaara bi di ñaan mu bokk ci ziyaara bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon ne bu jullit jógee ci dëkk dem ci feneen di seeti mbokk jullitam yàlla subhaanahu wa taala dafay yebal benn malaaka mu taxaw ci yoon bi di ko xaar ba mu agsi mu ne ko fan nga jëm mu ne ko ci sama mbokk diw mu ne ko ndax da nga am àq booy jëli ji ci moom wala da nga am alal joo fa dénkaane mu la koy sàmmal mu ne ko déedéet dama fa dem rek te yàlla tax mu ne ko yàlla subhaanahu wa taala jéggal na leen ziyaara bi yàlla na ko yàlla boole ci ziyaara boobu nga xam ne yàlla rek moo ko tax a jóg nga xam day nekk sabab ci yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar te mu nekk mandarga ci bëggante te yàlla tax maanaam ñoo xam ne dañu nekk ci àdduna di ànd te yàlla rek tax li yonent bi alayhi salaam waxoon tamit ne rajulaani tahabba fillahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi yàlla na ko yàlla boole ci ziyaaraat yooyu leneen li ci des mooy bëgguma woon trop mu nekk comme ziyaara boo xamante ni day solonel trop ba mu ëpp comme ni mu ngeen ko solonalee nii mais mu nekk ziyaara axawiyya rek ñu kii ko daal oyofal ko tuuti mais mu bañ a nekk loo xam ne xëy na da ngeen di ñëw ne dañuy dem kër cheikh diw buñ demee dañ koy déglu mu wax ñu déedéet da ngeen a ñëw seen kër mbokku jullit ngeen ñëw rek kenn ci yéen pas benn cheikh comme bu ngeen demoon ci xëy na mag ñi man bokkaguma ci ñooñu seen morom la wala seen xarit la mais ngeen bañ ko jàppee trop lu sérieux ba mu ëpp ndax man loolu daf may tiital tuuti parce que nit ki mën na commencé di xaw a yëg boppam ak di gis boppam di yaakaar ni léegi xëy na dafa am benn dayoo bu mu am ci wàllu diine wala ci daawa wala yu demee noonu te loolu yëpp dara amu ci moo tax ala kulli xaal def ko mu oyof dina ci baax balaa ngay fitnaal nit ki ndax Abdullah bin Mas'ud mës na jug benn bis di dox ay nit jug rek topp ci ginnaawam mu ne leen alakum xaaja ndax da ngeen am aajo bu ngeen di lijjanti ñu taxaw ne teg mu ne leen insarifu fa innahu dullatun littaabi
wa fitnatun lil matbu' mu ne leen dem leen ngeen doxi seeni soxla ndax ni ngeen may def nii da leen di ñàkkal solo yéen waaye man mi tamit fitna la ci man. fitna la ci moom loolu wax ju xóot la ndax nit da ngay ragal ci sa bopp ndax boo jógee mbooloo mu toll noonu topp la day daal di commencé di la jox benn solo bi ngay commencé di am yëg-yëg yooyu yëg ci sa xol te loolu li yàqal doomu aadama loolu bokk na ci gën a mën a yàqal nit loolu bokk na ci. moo tax ala kulli xaal comme ziyaara bu mel nii xëy na lu rafet la lu baax la mais responsabilité ñett wala ñeent wala juróom def ko witr ñu ñëw nekk ziyaara wu suñu benn mbokku jullit pour gën a xamante gën a xam tamit activités yi ngeen di yëngatu ak seeni taxawaay. am na lu ma ci jot a dégg donte léeg-léeg li gën mooy nit ki waxal boppam mais am na yu ma ci jot a dégg ay mbir yoo xamante ni yéen a ngi koy taxawee ci wàllu liggéey mais ala kulli xaal ak lu mën a am jamono buñ nekk nii moom daawa mënul ñàkk nit ki taxaw ci kémte lay kàttanam te li gën tamit mooy nit ki bu koy def mu def ko ci jàppalante ci mbooloo wal takum minkum umma bi yàlla subhanahu wa taala waxoon loolu moom mënu see ñàkk foog jàppalante am ci bañ a nekk loo xamante nit ki da koy def rek individuellement beru baaxul li yonent bi alayhi salaam waxoon mooy seytaane day isolé nit pour sànq ko yàqal ko diineem comme ni till yi di isolé benn bàyyi ma ci biir gàtt yi isolement baaxul pour liggéey l'islam ne yow da ngay demal sa bopp individuellement loolu mënul nekk foog jàppalante da ciy am parce que mottalante dafay am al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan mottalante daf ciy am kenn matul kenn ku nekk da ngay soxla sa morom pour mu mottali la ci yenn côté yi moo tax kon ànd bi moom lu baax la dama leen ci encouragé bu baax a baax ngeen cee góorlu beneen bi ci des tamit mooy bu ànd bi amee na tegu ci kaw base yu leer tegu ci kaw xam-xam tegu ci kaw xam fan lañ jëm ak lan lañ bëgg a def mais mu nekk rek bañ a xëy na bokk ay yëg-yëg rek ne nañ ànd ci kaw loolu te gis-gis bi desee leer mais na tegu ci gis-gis bu leer gis-gis bu leer bi nekkul charte ne ñi nekk ci mbooloom yëpp dañu war a nekk ay boroomi xam-xam mais li ëpp solo mooy di jokkoo ak ay nit yu xam-xam bañ leen a sori fexe ba neexal sa diggante ak ñoom mbooloo yi fi génn yëpp di wax ne dañuy liggéey l'islam yàq seen relation ak borom xam li ci ëpp ci ay dérive la ñuy dugg surtout ci ay jeunes saa boo gisee ay jeunes ñu génn ne dañuy liggéey l'islam dem ak seen xamaas seen xërte ak seen firange ci l'islam boo leen dégloo dégg ñuy critiquer ay nitu xam-xam di commencé di yàq seen chaque fois ci ay dérive la ñuy dugg nit mënut a liggéey l'islam te di jutal xam-xam mënul nekk loolu moom ku koy jéem da ngay nax sa bopp mënul nekk qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basira foog basira am bu basira amul rek soo moytul ay yàqte lay jur kon nit ku nekk moom war na jéem a fexe góorgóorlu liggéeyal lislaam kéemtalaay kàttanam kéemtalaay mën-mënam ndax loolu comme ni ko cheikh al islam rahimahullah di waxee dafa nekk àqu jullit bu nekk bépp buy topp yonent bi alayhi salaam rek kéem fu sa topp ko ak sa roy ko toll kéem tamit fu sa taxawaay di toll ci ni nga koy jàppalee ci daawam ndax dafa waxoon ne lii liggéeyam moom mooy dafay woote jëmale ci yàlla moom ak képp ku ko topp ad'u ila allahi lan la waxoon ana wa man ittabaani dafay woote jëmale ci yàlla moom ak képp koo xamante ne daf ko topp loolu la waxoon kon ala kulli xaal yàlla na yàlla taxawu leen yàlla dëgëral leen ngeen gën a vigilant rek gën a moytu xam ne dañ dund ci monde boo xam ne fi mu nekk jamono bu terrible la jamono bu doy waar la jullit buy liggéeyal l'islam ci jamono buñ toll nii war na bëri paramètres yu bëri yoo xam ne daf koy bàyyi xel rawatina benn boo xam ne daan naa ko faral di wax yenn shabaab yi ku mel al imaamu Shaatibi da ci doon taxaw di ci wax ci al muwafaqat lu bëri mooy an nazar ila al maalat wal awaqib mooy di xool chaque fois li ngay def ci kanam bañ a am gis-gis bu gàtt jamono juñ toll gis-gis bu gàtt ci liggéeyal l'islam ku ko am soo moytul di nga yàq place foo bëggoon a defaree moo tax am gis-gis bu sori di bàyyi xel conséquence wu acte yi ngay posé tey di xalaat ëllëg lan la war a jur loolu mënul ñàkk ci kuy liggéey l'islam te loolu da nga koy fekk ci sunna wu yonent bi alayhi salaam ci boo ko jàngatee ci ay taxawaayam mbir yu bëri daan na ko bëgg a def bàyyi ko pour sóoraale ëllëg lan la mën a jur te fekk ne mbir mi lu baax la tey mais li mu jur ëllëg du nekk lu baax mu bàyyi ko kon loolu tamit nit ki foog mu koy bàyyi xel te loolu yëpp tamit li ci gën mooy delluwaat ci nitu xam-xam yi comme li yàlla waxoon ne walaw radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbitunahu minhum beneen bi ci des si mooy lu ma leen di moytuloo bu baax ci marxala bi ngeen toll ci daawa te daanaka man jaar naa ci keneen ku dul man jaar na ci mooy des fois tanante dina am ci seen biir ci xam-xam
xaw ma seen dayoo ci xam mais tanante dina am parce que ay nit bu ñu àndee chaque fois am na kenn ku nekk côté booy ëppale sa morom mais tane ci mbooloo ci xam-xam bu mu tax nga commencé dëgër fit di jël yenn responsabilités yi ak commencé bëgg a jël benn hauteur bi loolu tamit moytu ko baax na parce que des fois da ngay nekk ci benn mbooloo wala ci benn quartier wala benn milieu xaw faa tane xaw a tane bi ngay tane noonu commencé laa may fit seytaane di ci jaar nga commencé jox sa bopp benn dayoo commencé di jël yenn responsabilité commencé di fatwaa ci yenn masaa'il yi naan da ngay sharx yenn téere yi wala di wax ci yenn fekk ne sa dayoo ci xam-xam àggagul foofu loolu tamit lu jara moytu la léegi dama koy wax même xale yi nekk ci jeunes yi nekk ci milieu école yi xam nga ñoom foofu dañuy nekk ay association ay AMD ak yooyu léegi da nga fay gis yenn shabab yoo xam ay xale la ñuy doon mais yàlla da leen teel a may gis-gis ñu xaw a am niveau nii mais boo amee niveau jàppalanteel ak say moroom yi nga nekkal ci milieu boobu selon fi sa niveau toll mais bul commencé di yootu yenn mbir yoo xam ne àdduna loo ko loolu tamit xëy na yéen ñi ànd seen biir yéen a ciy dimbalante ba tax yu mel noonu bañ di gaaw am leneen li ci des li ma leen di bàyyi la waat xel mooy jaxasoo ak jigéen waaw parce que li ma gis fii ñi ci ñëpp ay ndaw lañ comme daanaka ñu ci bëri ñenn ñi samay moroom lañ mooy bokkaat na ci seytaane buntu yi muy yàqalee jeune buy jóg di yëngatu ci wàllu daawa ci lislaam mooy fitna wu jigéen yonent bi alayhi salaam waxoon ne ma taraktu fitnatan ba'di adarru ala rijali min an-nisa fitna wu jigéen mooy des fois soo moytuwul seytaane day commencé ñëw indil la ay relation ak ay jigéen ci cadre daawa ci cadre relation wu daawa ak liggéey l'islam ba mu dem ba nekk loo xam ni fitna lay mujj nekk ci nit ki dina ko yàqal lu bari ci diineem te fitna wu jigéen bu la xasee jàpp yàq na sa diine yàq say jikko yàq say diine baaxul fitna bu doy waar la moo tax tamit moytu ko bu baax a baax ci kuréel yi ak ànd bi ngeen di ànd lu am solo la fexe ba bu ngeen mënta ñàkk a jaxasoo ak ñoom ay jigéen ñoom dañuy bokk ci mbooloo mi jaxasoo bi na nekk lu tegu ci base yu leer ba pare ñu teel a fexe def séparation diggante góor ñi ak jigéen ñi mooy tundiku bañ di fexe jaxasoo di ci am yonent bi alayhi salaam ku daan bàyyi xel loolu bu baax la ba ci jàkka ji ñu mu daan organiser nekkinu nit ñi ci jàkka ji kenn ci soxnaam dafa doon wax ne bu musaan julli ba pare bu sëlmalee dafay toog lu yàgg balaa muy jóg ñu ne toogaay boobu mu doon toog ñoom li ñu gisoon ne moo ko taxoon di toog mooy dafa doon xaar pour jigéen ñi génn jàkka ji avant muy jóg parce que day bañ jóg rek góor ñu jóg jigéen ñi jóg ñu jaxasoo moo tax Naafi' mës na génn ci benn buntu dajeek Abdullah ibn Umar Abdullah ne ko buntu bii bul fi génneeti mës naa fi génn dajeek yonent bi alayhi salaam mu ne ma habban law tarakna hadha al-bab lin-nisa nee na mu dajeek yonent bi alayhi salaam ne ko doon na ma neex loolu bu ñu bàyyi woon buntu bi ak jigéen ñi maanaam jàkka mu organiser ko ba jigéen ñi sax da leen beral buntu pour rek daw fitna donte jaamu yàlla lañ fay def moo tax ginnaaw bi soxna yi commencé di bëri tànk ci jàkka ji di am ay doxalin yoo xam ni muccul ayib ci la Aïcha wax jooju moo waxoon ndax yonent bi alayhi salaam li waxoon laa tamna'u ima allahi masajid allah wa buyutuhunna xayrun lahun bu leen tere jigéen ñi buñ leen tàggoo pour dem julli ji ci jàkka yi waaye ñu toog seen kër yi moo gën ci ñoom Aïcha mu ne radiyallahu anha bu yonent bi alayhi salatu wasalam gisoon li jigéen ñi def ci ginnaawam kon soo moytul doonu leen woon jox ndigal sax ñu ñëw ci jàkka ji noonu la ko Aïcha radiyallahu anha waxe ndax càggante dafa gaaw mën a am ci seen mbir yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla barkeel seen liggéey yàlla musal leen ci cheytaane xayaakum allah wa baraka fikum ala kullin man lenn laa leen di yëkk wax ci sama manhaj man personnellement loo xam ne xëy na loolu laa sama ku nekk booy wax da ngay wax sa digganteeg sa borom ak yow li la concerné mooy awma trop tendance su jëm ci ay lu ñu tuddee amal xaraki muy wàllu ay mouvement ak ay association yooyu trop parce que association yu bëri na des fois méthodes yi ñuy wute mais association yu bëri na mën ngeen ko def mu nekk benn kuréel mbooloo bu ndaw boo xam ni fi'lan ni ma gisee xam naa ñu bëri fii nii xam naa leen xam naa ci yenn zone ngeen gën a jóge ci biir nii ci banlieue bi papa ci périphérique bi sax laay wax ci biir ci quartier yi fii ci biir yenn quartier populaire yi
foofu quartier yooyu noonu liggéey bu rëy la soxla ci pas rek ñi nga xamante ne ñoo duggagul ci sunna mais jeunes yi nga xam ñoo ko fa nekk di góorgóorlu ci sunna parce que man benn tey laa nekkoon ba ma fa nekkee ni fii feesee ni sama nekk noonu la daan feesee te boobu xale la sama njàng xam-xam sax soreegul woon mais parce que amoon na benn vide bu amoon foofu ci ne jeunes yi fa nekkoon di góorgóorlu ci sunna soxla woon nañ ko leen doon jàppale ci jàng ci xam seen diine te amuñu ko woon mooy li ma doon junj sànq fii bañ naroon ma fa samp borom xam-xam bu ma yàlla roccewul woon rawale ma soo moytul voilà kon heure bi yaa ngi ci yeneen parce que dañuy commencé boo fa tanee ñu commencé ñëw di la fréquenter ñi nga mën a jàngal nga jàngal leen waaye léeg-léeg soo moytul sollicitation bi mën na dem ba yóbbu la ci yeneen parce que ci jamono yooyu rek ñu ngi may commencé def sollicité ci imaamatu masjid ci koo xamante ni daanaka sa njàng dëgërawul boo duggee ci yooyu daal di ci laxasu jeex na léegi da ngay jàppee sa bopp cheikh fekk ne sa formation matagul te formation bu matagul li ñu tuddee nisful aalim nisful faqih moo gën a garaw fii mooy li ñu tuddee demi intellectuel baaxul parce que maîtrise bi nga war a am ci xam-xam doo ko am te sa coow day bëri ba tax na kon milieu la yoo xamante ni pour man ku fa mën a am li ngeen def nii dajale fa ay jeunes ci kuréel gu mu mën a doon pour gën leen a non seulement boole seen i doole pour ñu yëngatu ci daawa mais gën leen a encadré pour ñu tegu ci yoon loolu liggéey bu rëy la nekkul sax lu yomb nag waaw nekkul sax lu yomb xëy na yéen li ngeen fa dëkk ci quartier yooyu ba pare am volonté bi moo tax yàlla defal leen ci tawfiq nii mais ku jugoon tey bëggoon dem lijjanti ji ko ne da koy organiser lu daanaka xawul mën a nekk te boo xoolee jeunes yi nekk ci quartier yi li ci ëpp ñu ci bëri si ñoom duñu fréquenter yeneen milieux yi nga xam daf leen xaw a sori par exemple boo demee tey Falaax wala nga dem ay Ibn Mubarak wala nga dem ci place yi jeunes yi nga fay gën a gis mooy ñuy jógee ci ay côté Diamaguène ay banlieue bi côté yooyu mais ay Grand Dakar benn tali jëm Gueule Tapée Médina côté yooyu lu ci bëri doo leen fa gis duñ fa dem bëriwuñ fa tànk léegi loolu nag dafa nekk loo xam ni xëy na yenn machaayix yi fi ñoom duñ ci sensible parce que xamuñu trop réalité wu quartier yooyu te man xëy na comme yaroo naa fa am na lu ma ci xam moo tax bu fa amee benn genre mbooloo bu mel nii bu fa mën a am boo xam dina mën a rassembler jeunes yi kenn ku nekk gis ci sa bopp ba pare ñuy jokkoo ak ay nitu xam-xam ñu leen di encadrer man gis naa loolu chance bu rëy la voilà chance bu rëy la mais bu doon ko def mukk ay affaire mouvement comme mouvement yi fi nekk nii mais bon def leen ko mbooloo bu yem daal ku ci bëgg a bokk ci mu bañ a trop bëri ay complication ay lii la ñuy def complication yooyu ñuy faral di gis ci mouvement yi lu ne nga tudd ko presque des fois sax ça se répète parce que ñuy wax fii at taawun al birri wa taqwa ak taallum ak taalim benn voilà day mujj daanaka explication lay doon yoo xamante ni ak ay léeg-léeg objectif yu ngand yoo xam ni presque du ay wax ju rafet la rek mais daanaka sax nit ki du ko def du ko réaliser nañu xool méthodologie bu ñuy daawa xool leen lu ñu mën a apporter comme benn plus ci saaxa bi ci terrain bi comme xëy na am ngeen mobilité comme mobilité bi ngeen wax muy côté mobilité bi oyof googu yàlla defal na leen ko ngeen mën di dem ci ay place di fa installé wu di am ay activités yu ngeen fay def nañ ngeen ne ñu ngi ne ñun nañ focaliser wu fii parce que gis nañ ni fii yeneen association yi fi nekk ak yeneen mouvement yi fi nekk mënewuñu foofu trop ñun xëy na jekku nañ ko parce que ay ndaw lañ ñoo gën a oyof léegi kon ñun nañ gën a consacré wu foofu voilà bu boobaa nag ngeen soog a nag léegi def seen benn planning xool seen i activité comme li ngeen wax ci moo xam ay muhaadaraat la wala ay téere yu ngeen di distribuer wala sax des fois pourquoi pas côté social bi dem ut ay tàndarma wala dara dem taxaw fenn jox ko ay nit lu mel ne ci weeru koor gi par exemple loolu laa ci xalaat daal wallahu alam xam naa dinañ defaat shura li ma boo ñu mënee orienté ci téere boo xam ne mën nañ ko jël boo xam ne daf ñu dimbali ci wàllu gëstu bu ñu demee ñu toog shura ci xool ñu def fi mu toll nii daal ci yooyu la ñuy dox ak woo tamit chrétiens yi kooku tamit dañ koy def bu baax ci yàlla dafa dogal nag man maa ci xaw a yëngatu comme ni ma la expliqué woon dama gis ni dañ ko aajowoo daal parce que ñoom dañu nekk surtout suñu côté bi dañ ko fës yàggul dara kii benn semaine passée daf ma woo rek ñu nekk ci biir marché Castor bi ñëw yor seen ay baaf nekk ay presque 30 personnes ama 40 di daaw nit ñi bi ma mbokk bi wooyee bi ñu fa demee après yàlla dogal ñu génn marché bi dama gis ni baax na moom benn luy contrer seen liggéey boobu loo xam ni bon
dina leen ragal loo tuuti quoi mais bu ñu julli ñu toog leen seetaan rek dañuy gën a léegi fu ne nga leen di gis ñu yor seen ay baaxul di way di woote pour man loolu war nañ ko utal programme donc man maa ciy jàppalante xëy na quelques mbokk fii ci Dakar xaw ma en dehors de Dakar mais fii Dakar li ma xamul mën ci jàppalante mbokk yi ñu xool nan la ñuy def pour te mi ngi am ay résultats alhamdulilah te du loolu mooy jubluwaay bi mais mi ngi am ay résultats donc pour le moment ci yooyu la ñu yëngu quoi. bu dee point bu mujj boobu ñu fi fa dugg fan yi di fi yëngu mooy évangéliste yi. waaw évangéliste yi ñoo fi dugg. mooy l'église évangéliste te ñooñu duñu ay catholique. église catholique bu ancienne bi ñoom amuñu woon méthode boobu noonu. voilà ñii ñoo fi nekk di def ay séances de prière. ak di woote woo ay miracle di fi indi ay pasteur. voilà ñuy jullit yi di fa dem ñu naan dañuy def ay miracle dañ leen di faj. ñoom ñooy organiser loolu. seen église boobu presque boo xoolee au fond duñu ay vrai catholique sax. parce que ñooñu seen li ñuy def noonu ci liñ ko gën a fondé ñu ngi ko fondé ci benn science bu ñu tuddee gnose ci lañ ko fondé. science boobu noonu benn science ésotérique la. boo xamante ni depuis buñ ko développé ak léegi lu yàgg la. ésotérisme boobu mysticisme boobu am na ci l'islam sax ci benn côté. mais ci ñoom la gën a cosaanoo. branche boobu noonu moom moo continuer ba léegi ñu seen yooyu ñu def noonu pratique yooyu ñu def noonu yëpp ci mën nga wax ne wàllu magie sorcellerie affaire mysticisme ci yooyu lañ ko teg. mais loolu la ñuy woote ñoom ay miracle la ñuy wax au nom de Jésus. chaque fois loolu la ñuy wax au nom de Jésus keroog ay nit dañ ma fi woo jullit yoo xam ne dañuy wax ne dañu fay dem ñu faj la ci lu gaaw 2 fan 3 fan. voilà léegi ñu bëri loolu lañ leen di naxee. ba tax na jug sensibiliser nit ñi ci loolu. surtout jullit ñi yee leen ci loolu pour ñu bañ a dem foofu lu baax la avant sax yow ngay leen di woo ñoom mais jullit ñi bañ a dem ci ñoom loolu bu leen dugg ci dem di confronter ak ñoom def confrontation comme foo leen gis rek ñu yor seen rajo yéen tamit ngeen dem foofu dem sur les lieux parce que bu yàggee mën na indi ay problème mais yéen def leen seen i activité selon yéen ni ngeen ko xalaatee jékki-jékki leen ngeen ciblé benn secteur xëy na ñoom gisoon ngeen leen fa ñu fay faral di dem wala am na lu ngeen fa dégg ngeen ciblé ko préparé ko bu baax préparé terrain bi dem installé wu fa benn jour wax ak nit ñi loolu benn la beneen bi ci des aussi mooy di jëfandikoo nouvelle technologie yi am ngeen caméra del def ay vidéo yoo xam da nga koy préparé sourcé ko documenté ko expliqué bu baax mbir yooyu ak lan moo ci nekk ak nax yi ci nekk yépp def ko vidéo dugal ko ci net bi jël lien yi tasaare ko benn vidéo mën nga ci toucher ay milliers de personnes alors que mën nga dem taxaw fenn di wax 2 nit 3 nit ñoo lay déglu voilà te timit vidéo bi boo koy def da ngay toog préparer ko wax li ngay wax voilà ci xam-xam quoi loolu moom lu ngeen ci mën a gën a góorgóorlu ba léegi sax pourquoi pas tamit comme livre yi ngeen wax di timit xool ci côté boobu yenn documents yi nga xam ne ci internet bi ci yooyu lay wax ngeen tirer ko imprimer ko après di ko distribuer mais fekk ne xool ngeen ko bu baax ba ne lu mucc ayib la daal parce que des fois tamit nga gis ñenn ñuy spécialisé wu ci loolu mais ni ñu war a xamee l'islam aussi dafay des. par exemple nga gis koo xamante ne day maîtriser affaire ay bible beeg maîtriser ñoom seen i erreur di ko leeral mais moom compréhension ci l'islam day des buy wax da nga gis ay lacunes ci ni voilà day def ay njumte yu garaaw ci wàllu l'islam loolu tamit wóorul mais quand même ala kulli xaal lu may wax man mooy bu ngeen àndeek tey jiital xam-xam lu ngeen di def nii kenn mënul lu dul encourager ko budul dara sax waxuma la sax effort yi ngeen di def pour liggéey l'islam mais budul dara sax mais mbooloo mi rek pour récupérer jeunes yi fexe ba dajale leen ci ànd yu mel ni ñuy jàppalante di gën a dëgëralante ba ay yeneen mbir di bañ a am man gis naa ne lu jar a sant la daal liggéey bu rëy la voilà liggéey bu rëy la parce que secteur yooyu milieu yooyu noonu moom jeunes yi fa nekk bàyyi leen noonu rek wóorul daal yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla dëgëral ànd bi ngeen gën a yaatal dënn yi rek kenn ku nekk gën a kii sa supporter sa morom xam ne ànd yombul voilà ànd yombul mais da ngay jiital chaque fois intérêt yi nga xam mooy intérêt mbooloo mi ci yow sa bopp fàtte sa bopp quoi voilà fàtte sa bopp bu ngeen ko defee rek di ngeen mën a ànd insha allah yal na yàlla dëgëral ko. léegi lan nga ñuy dénk ci masalan bëgguma tudd yenn tur yi mais ay nit yoo xam nañ lay masalan ci sababu liggéey bi souvent ay menaces la ci am ay nit dañ lay woo di la menacer di la wax ay waxi ñaaw ñooñu naka la ñuy jëflante ñoom.
naa bu ñàkk xam nañu may wax. waaw c'est que yéen yéenay moytu agressivité maanaam yéen bu leen am agressivité ci seen daawa seen manhaju daawa parce que xam nga dem di exposer sa daawa ci mbedd mi soo ko defee ci benn façon bu xaw a musculé bi rek day xaw a nekk lu agressif moytu leen loolu. da ngeen di fexe am méthode bu douce boo xamante ni ngeen demee exposé wu ak ni ngeen di demee jël parole fenn di wax. mu bañ a ànd ak benn agressivité bi mais ànd ak ne dañoo ñëw dal posément wax ci xam-xam. voilà ñëwuñu pour offenser kenn ñëwuñu pour ŋàññi kenn mais dañ ñëw pour wax ci xam-xam wax ci lan mooy l'islam ak tamit ñëw ci moytundikuloo nit ñi yenn wootekat yi ñu fi dégg yu bees yu fi ñëw yoo xam ni nit ñi xamuñu dëgg-dëgg seen réalité lan la dañuy ñëw pour sensibiliser ci nit ñi mooy comme église bi ma wax léegi nii ñooñu ñoo gën a garaaw foofu catholique yi. voilà léegi wax ne par exemple nit ñi dañ leen fiy gis ñu leen di naxee ay dañuy ñaan yàlla defal ñu ay nangam fekk xamuñ ne ay njabarkat yu mag lañ. ku fa dem lii ku fa dem laa ku fa dem li expliquer wax surtout bu ñu mënoon a am koo xamante ni bi dafa repenti la bu jóge ci ñoom boo xamante ni bi léeg-léeg ñu jox ko micro wala ñu def ay seede témoignage def ay seede ci moom lu mu dund ak lu mu xam ci ñoom maa ngi ci doon waxtaan ak kenn koo xam ne tuubeen la moom sax moo ñëw proposé ma loolu dama xamul ba xam dama leen di mettre en contact ak moom mu ne dafa bëgg moom dafa yàggoon ci église bi dem ba am ci yenn niveau yi dafa defoon sax daanaka seen formation wu prêtre yi la defoon mais moom bu catholique bi la léegi yàlla def mu tuub Yaxya la tudd léegi dafa bëggoon toog nettali jaar-jaaram ak fi mu jaar ak église bi ba dugg ci l'islam ma proposé ko benn mbokk boo xam ne moo ñuy filmeel mais malheureusement ba léegi mënuñu taxaw ci voilà léegi su fekkoon ku mel noonu am ngeen ko bu defee témoignage yu mel noonu ngeen jël ko mën ngeen ci liggéeyaat voilà mën ngeen ci liggéeyaat bu baax a baax mais yooyu moom bu leen ko faale loolu moom ay menaces ak ay saaga yooyu moom te yooyu li ci ëpp ci biir jullit ñi sax lay jógee ñun en général bu ñuy génn ñu am ay principe de base yu ñuy demee maanaam bu ñu génnee ci biti duñu xuloo nit bu àndee xuloo dañ koy ñaanal jàmm dem suñu yoon wallaahi su fekkee nit ko am dafa ñëw pour parce que léeg-léeg nga gis nit ko am day ñëw fekk bayaan ay nit ñu ñëw commencé tudd ay sëriñ nangam pour dugal la ci buntu boobu mbokk yi bu ñu dem dañ leen faral di wax ni kenn du ñu dugal ci buntu boobu ku ñëw ñun yàlla ak yoon ci lañu wax su la loolu doyee xëy bu la doyul ñu ñaanalante ku nekk dem sa wallaahi mais ñoom dañuy gis léeg-léeg soit ñu romb la wala ñu gis vidéo wala téléphone parce que des fois suñu numéro yi dañ ko ciy def ñu wala téléphone yéenay gën nangam yéenay def nangam ak ñu mel ni moom internet bi aussi dañuy attaqué tout le temps dañuy def attaque mais duñu def benn riposte boo xam ni riposte comme ni nga am riposte musculaire boo ñëwee di wax dañ lay laaj ban problème moo am comme fan yi rek am na kenn koo xam ni envoyé na ma ay saaga te man def ma ko daal xaw ma ko sax ma laaj ko lan laa la def nga may saaga mu toog ba mu yàgg ay ñaari fan doogu ma tontoon mu ne boo gëmul tarixa bàyyi tarixa yi mais ma ne ko ban tarixa laa tudd tudd ma tarix ma ne ko léegi ma laaj ko ay question ma ne ko léegi nit ki bu fekkee ma dem ak moom ci xel quoi su fekkee dañoo waxal yonent bi lu dul dëgg ñu sosal lu yonent bi lu dul dëgg yow lan moo war a nekk sa taxawaay du weddi ko bu fekkee xam nga dëgg mu ne ma waaw ma ne ko léegi su fekkee man damaa gis ci jullit ñi koo xam ne day wax parce que man sama Facebook su ma gisee nit wax lu dul noonu damay jël li mu wax daal di andi li yonent bi wax daal di koy boole yëpp wane lii mooy dëgg lii ay caaxaan la mais du ma tudd nit ki ma ne ko nag bu fekkee yow tey bu ñu taxawoon sa sëriñ wax ko loo xam du noonu danga koy weddi ma ne ko nag yonent bi moom mooy kilifa sëriñ yi fi nekk yi normalement buñ ko sosalee yow ak man dañoo war a ànd weddi loolu mu jógi mu daal di dal mu ne man xamu ne li ngeen di dox parce que moom day gis publication yi rek ma ne ko bul xool nii rek da ngay gëstu ba xam wala nga jokkoo ak nit ki wax ak moom léegi après moom mu yàlla def mu daal di wàcc noonu la mel li ci ëpp noonu la ñaanalante mu arrêté mais li ci ëpp dañ lay envoyé ay saaga balaa ñuy xam lu xew dañ lay envoyé saaga mbedd mi dañu ñëw créer lay problème wax mais ñun duñ leen faale ngay ñëw wax ñu déglu la boo pare ñaanal la yàlla nga dem si xam nga yonent bi ci boppam yàlla def na ko maa yuqaalu laka illa ma qad qiila li rusuli min qablik maa yuqaalu laka la ko wax muy wane rek li mu waxoon ne wala tasmaunna min alladina utul kitaaba min qablikum wa min alladina ashraku adan kathiran la wax maanaam yàlla dafa wax tamit ci ne lor ci làmmiñ daf ko tudd insisté ci alquran muy wane ne loraange léeg-léeg dina jóge ci loxo mais li ëpp ci loraange ci kuy def daawa jëmale ci yàlla ci làmmiñ lay jóge léegi nag tey ak réseaux sociaux yi moom subhaanallah liñ ciy dégg ak liñ ciy gis jéggi na dayoo man sama manhaj ci loolu bu fekkee mën ngeen ci jëriñu wallahu alam mooy ignorer leen
voilà bañ a wuyu bañ a déglu man du ma leen sax nangoo déglu du ma nangoo xool li ñuy wax. pour man loolu bokk na ci réussite daawa ahlu sunna tey ñoom seen réaction yi ñu am parce que ay réaction de frustration la yoo xam ne li ñuy wane mooy seen néew doole ci kanamu daawa ahlu sunna ndax daawa ahlu sunna leer na ci xel leer ci côté xam-xam façon boo xam ni ñoom mënuñu koo néewal doole ci xam-xam léegi li ñuy mujj jëfandikoo mooy li nga wax nii léegi saaga yi ak xasaate yi la ñuy jëfandikoo ak sos surtout sos bu ngeen di def tamit documenté leen ko parce que des fois ñoom dañuy jël say wax def ci ay montage voilà soppi ko li ngeen di def wala ngeen koy wax yëpp dee leen ko jël di ko denc di ko archiver pour ëllëg bu ñu leen sosalee nga mën a ko weddi waaw loolu tamit seen mbir la mais yàlla na yàlla taxawu leen yàlla na yàlla dëgëral leen gën leen a tënku ci xam-xam rek li ci des yàlla moo koy mottali incha allah